salaamaaleykum Sénégal man la Tapha Tine. man Mouhamadou Seye Alliance Bébé Saloum. association FILS ak 3FPT. formation et de l'insertion des lutteurs du Sénégal. 100 lutteurs la ñuy defal formation. ñu ngi appel ñëpp ci promotion bi am. 18 juillet. à 9h bu ko kenn tardé. fële ci arène nationale. ku ñëw foofu man maa lay dalal parce que foofu sama buntu kër la. ñu ngi ko darajaale directeur de emploi. Modou Fall. mais aussi 20 lutteurs ci lan ci agriculture. ma mugg jaaraama parce que moo fekk ndaw yi ci ruq bi génn leen utal leen formation. waa FILS dal nañ seen mën fa tàll pin fa tàll pax. salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ñu seetaan ci luttetv.com ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax tey nag ñu amat beneen jotaay bu am solo jotaay ak ki nga xamante ne moom mooy Bamba Mboup Bamba nekk kilifa ci association FILS ku ne xam na ni association FILS mu ngi liggéey bu am solo depuis nga mu dugg ci làmb wax dëgg yàlla parce que mbër yi moom li ñu leen xamee woon mooy takk ngeen bëri mais bu ñu demee bay wax ay waxu formation des lutteurs ci wàllum tey lu ci mel ni garde rapproché wala ci ay stade wala formation des lutteurs ci li nga xamante ne mooy sécurité ba dem ñu naan wàllum ñu ngi koy waxatee encore agriculture donc loolu yëpp ñu ngi ciy dégg Bamba Mboup mu ciy liggéey bu am solo ak association bi nga xamante ne moom mooy association FILS yéen ngi gis publicité bi depuis un bon moment ci luttetv.com ñoom Tapha Tine ñi nga xamante ne ñoom Neko Réel ñoom Kona ñoom Bébé Saloum ñu ëpp ci mbër yooyu def nañ formation bi wala mbër yooyu yëpp sax def nañ formation yi ak ki nga xamante ne moom mooy Bamba Mboup Bamba moom laa toogal nii fas yéene waxtaan ak moom mu jëm ci date bi nga xamante ne mooy date bu am solo incha allahu rabbi le 17 juillet ci arène nationale Bamba maa ngi lay nuyu. salaamaaleykum Beuz maa ngi lay fay di la nuyu di nuyu waa Lutte TV yëpp di nuyu ñi ma fi fekk di nuyu suma frère jamaïcain di nuyu aussi ki ma àndal suma rak Matar Diouf di am kontaante bu baax a baax ci dalal bi nga ma dalal Lutte TV tey mon frère. mais le 17 juillet. mooy date bu baax bi. le 18 juillet. 18 juillet le 18 juillet mooy date mooy ñun dañu tàmm dimanche. le dimanche bi quoi dimanche mooy 17. ñun dimanche la ñuy bëree. dëgg la le 18 mooy lundi. le 18 mooy date bu baax bi. incha allah rabi association FILS. dafa jaar fi mu daan jaar rek. loolu yëpp ñu koy santé suñu borom nag. parce que ci ni nga ko waxee rek au début. mooy ñun suñu yéene. ak suñu pas-pas. ñu ngi nuyu nag waa axlu làmb yëpp. loolu mën naa ni jàppale axlu làmb la. jàppale aussi ministère sport la. jàppale CNG la jàppale promoteurs yi la. mooy niñ koy waxee toujours rek ni ko sam papa Mbaye Guèye Tigre de Fass daan waxee. yal na ko yàlla yërëm te xaaree ko àjjana. di nuyu tamit de passage toute l'association FILS équipe bi nga xam ne ñu ngi ànd ak man di ma jàppale. di nuyu aussi toute la famille Guèye bi nga xam ne ay mbokkam lañu ay frère am lañu. di nuyu de passage Malick Guèye frère am ak Moustapha Guèye ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu. di gërëm bu baax tamit association bi parce que tey man maa ko jiite doon ndaw mais ma ciy ànd ak ay kilifa di ci ànd ak samay rak ñu ma ciy jàppale bu am solo ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay mais formation professionnelle dafa nekk loo xam dafa am solo ci réew parce que ndaw tey bala nga koy wutal métier da nga koy tàggat mooy nga former ko parce que ñun moom lañ dund ñun bi ñu demee bitim réew yàlla xiir ñu ci liggéey sécurité garde corps rapproché dañoo dem ñu tàggat ñu jàngal ñu ko moom la ñu tubaab bi wax ne nit ki lépp looy def il faut nga am une formation professionnelle ba pare bu day yomb nag léegi pour nga mën a exercer ci métier boobu noonu moo tax ñun bi ñu nekkee bitim réew yàgg làmb nekk suñu deret parce que li ma koy waxee toujours rek juddoo Fass màggee Parcelles nekk doomu Bawol bëgg làmb bi ñu nekkee bitim réew gis ni y a beaucoup de lutteurs qui sont au Sénégal plus de 10 000 licenciés écurie bu ne bu amee 100 lutteurs mën nañ ni 10 ñi wala 20 yi ñoo ci bëre 80 yëpp dañuy topp mbër bi rek léegi nag tey mbër bi bu entraîné am doole war a bëre toog toute une année bërewul liggéeyul maanaam bu amul encadrement bu baax rek mën a utiliser dooleem ci loolu lañ xalaat nag credo bi ñëw nekk un lutteur un métier mooy former mbër ba pare insérer ko yàlla nag di ñu ci dimbali ñu ko ci sant bu baax ba tey ci ndimbali suñu borom en partenariat avec le ministre de la formation professionnelle de l'emploi de l'apprentissage et de l'insertion le ministre Dame Diop ak tamit ay direction lu mel ni 3FPT bi nga xam ne de passage Sophie Diallo moom moo fa nekk ak suñu frère Modou Fall nekk direction de l'emploi ak Maodo Malick Mbaye suñu partenaire la ak DER ak Abissey ak Makumba Diouf ñoom ñëpp ñu lënkaloo ak ñoom ñun association bi ba tey yàlla dimbali nañu formé nañu lu tolloog 520 lutteurs. 520 lutteurs ngeen formé. waaw formé nañu 520 lutteurs. mais sànq yaa ngi wax lu am solo Père Mbaye Guèye ban kàddu la ci dénkoon. waaw Père Mbaye Guèye dafa am lu mu daan wax.
bi ma ñëwee ndeysaan ñu toog ma expliqué ko initiative bi mooy dañoo bëgg jàppale xale yi former leen insérer leen xelam dafa dellu si woon ci bu mënoon delluwaat xale def formation parce que neen li mu gën a regretté ci àddunaam mooy li mu deful formation moo tax danaan wax ni bokk na ci association yu bëri waaye fils ci ko ci gënal ci la bokk mu nekkoon pas boo xam daf ko gëmoon ba pare bëgg ko dañ ko daan yee 6 heures dañ daan dem ci région yi di ànd ak moom mu ne formation bi association bi moom maa ko bëggal sama bopp parce que man li ma regretté mooy li ma jàll mais ndaw yi ñu leen mën a jàppale ba former leen ba ëllëg bu ñu mënul am carrière ci làmb mën a am métier am formation professionnelle mën a am loo xam ne dañ ko mën a yóbbu seen kër macha allah te ñun ci dynamique boobu noonu la ñu nekk loolu mooy sax indi maanaam loolu sax mooy éviter ñu naan ay lutteurs nervi parce que ku ñu formé yaakaar naa doo doon nervi doo doon nervi mais 520 lutteurs yi ngeen formé ci yan formation ngeen leen formé gum waaw léegi 520 lutteurs yi ñu formé am na ci ñoo xam ne formé nañ leen en sérigraphie il y a plus de 30 yoo xam ne formé nañ leen en sérigraphie formé nañu tamit lu tolloog 500 en sécurité garde corps rapproché xam nga loolu yëpp sant yàlla la dafa am ñu def double formation parce que tey dafa am lu am solo loo wax léegi xam nga bu njëkk da nga daan dégg moo nervi mooy qui ne comprend rien koo xam ne tey xam nga tey Bamba bi ñu formé parce que ñun en Europe bu ñu formé bu ñu daan liggéey ci boîte yi wala ñuy liggéey ci supermarché yi wala ci yenn milieu yu mag yi ñun li ñu jàngal mooy nit ku ñu formé tey waroo xeex wala dóore du affaire bi du loolu di nga maîtriser sa bopp tey mën nga fekk nit koo xam ni dafa tàggoog sagoom nga sensibiliser ko ñi am droit ñëw jàpp yóbbu te ñoom sax duñu dóor mooy service d'ordre bi c'est la gendarmerie ou la police nationale ñun formation boobu la ñu jàngal moo tax ñu ci sant yàlla éviter de violenter ñu ci sant yàlla tey bëri na ay champion yoo xam ni formé nañ leen ba tey ils sont devenus des professionnels yoo xam ne tey xam nañ fi ñuy teg seen tànk te macha allah ki leen formé aussi nekk un gentleman boo xam ni wax dëgg yàlla loolu rek lay tàggat nit ñi bëri na fi ay ñu ñuy dégg ñoo xam ni moom moo leen formé kon tey ñoom ñu ci bëri sax choix wu sécurité bi ñoom ñoo koy def waaw parce que man déjà maa ngi la ko wax léegi le 18 juillet tey 3FPT moom moo ci ànd ak ñun financé formation boobu mais waa association FILS le 19 juillet 20 lutteurs yi nga xam ne ñoo leen di formé la ñu war a formé en agriculture FILS moo jël ay moyens financer agriculture bi. dinañ ci ñëwaat. mais fi ma bëgg ñu def benn taxaw seetlu mu ndaw mooy 520 yi ngeen formé. formé ngeen ci grade rapproché. formé ngeen ci li nga xamante ne moom mooy sérigraphie ak yan encore. waaw formé nañ ci garde corps rapproché ak sérigraphie. yooyu la ñu formé gum. formé nañu waaw. le 18 juillet formation boobu lan la. formation boobu sécurité garde corps rapproché la. boo xam ni c'est une formation de 100 lutteurs. 100 lutteurs 100 lutteurs la ñuy jógee. écurie yëpp parce que dañu suñu ki nga xam ni moom la ñu dénk. mu yor école de lutte chargé des écuries école de lutte ak écuries yi muy Aliou Ba dañoo convoqué toutes les écuries parce que tey affaire bi yamul Dakar rek ñun bu ñu def formation dañuy woowaa Kaolack dañuy woowaa Fatick bien vrai que ñu ngi dem ci région yi mais fii écuries yi nekk Dakar yëpp ku ci nekk dañ fay jël 5-5 wala 3-3 pour ñoom ñëpp ñu mën ci gis seen bopp. def ngeen seen sélection ba pare. def nañu suñu sélection ba pare macha allah. yan champion ñoo ci bokk parce que gis nañu yéen. formé ngeen ko Albouri mu ngi nii. Albouri dafa mel ni jaar na ci seen formation. waaw gis naa ku mel ni Kona jaar na ci seen formation. bi yoon ñan ñoo war a def ci formation am na champion yu bëri ñu jot a formé parce que tey Tidiane Faye yàlla def na ñun ñoo ko formé. Caatu Yaraax Amandaw ñett ñooñu la waa ONFP njëkk jël embauché leen léegi nag après formé nañu Quench formé nañu ñoom Nekoral ñoom Tafa Gueye numéro 2 ñoom Laasana ñoom Mamor champion yu bëri yi ñuy tudd tey formé nañ leen ba tey formation bi di ñëw ku mel ne Alioune Seye 2 ak assurance bu Mbour ñoom ñëpp ci la ñu war a bokk Alioune Seye 2 assurance bu Mbour ñoom ñëpp ci formation bi ak Diaw 2 bu Balla Gaye xam nga ak yeneen champion yu mag a mag yoo xam ne dañu war a bokk ci formation garde du corps rapproché bi boobu moom mooy incha allah le 19 le 18 juillet mais dégg naa yéen seen formation yi dafa xaw a métti parce que mbër yu bëri yëpp nee nañu saa yi ñu defee seen formation dañuy jeex tàq te mais nag seetlu naa mbër bu ci def seen formation bu amee combat day daan macha allah xaw ma nu mu demee noonu loolu moom dëgg la parce que gis naa mbër yu bëri yu toog ci plateau ne dañu séché dañu liggéey lu metti lu uteeg lu ñu doon liggéey seen écurie te ci seen formation yéen ko lañ ko liggéey noonu dëgg la moom laa lay wax léegi xam nga liggéey boo ko joxee akkam ci ki leen di formé la jeune la comme ñun moom it macha allah nekk un jeune boo xam ne il est très déterminé parce que man sama liggéey noonu la man ñun association FILS ñun dañuy liggéey ak suñu akulaay taala ak suñu rigueur yàlla boole ñoog benn opérateur boo xam ne moom it boo formé xale yi wax dëgg yàlla day woo
tous ses collaborateurs formation la boo xam ne da ci invité ay xaritam yoo xam ne ay collaborateurs waa GIZ yi waa police nationale ñu ñëw jàpp ci liggéey bi loolu moo tax nag formation yi day métti day tar waaw formation yoo xam ne de 8 heures à 14 heures yenn saa yi ñu daw loola des kilomètres boole théorie ak pratique dafay métti mais métti la boo xam ne njariñ rek lay jur te li nga wax loolu tam ñu bëri seetlu nañ ko te yàlla na gën a jëm kanam képp ku ci jaar rek bu la yàlla mayee combat da nga ciy am ndam kon xëy na liggéey bi moo tax di nga ci bëri di nga ci gis mbëri yoo xam dañoo gëj a entraîné mais tey ci formation bi dañuy profité waat jëlaat forme man bëri na ci lutteurs yu ma woo nee ma est-ce que formation bi duñ ñëwaat sax defaat renforcement ma ne loolu amul problème loolu tey buñ ci tolloo dañuy waxtaan ak opérateur bi ndax loolu sant yàlla la parce que tey liñ naan lu neex du doy parce que loolu noonu yëpp sant yàlla la mais Eumeu Sène junior ñoom ñëpp Mbaytin numéro 2 ñoom kii Eumeu Sène junior Mbaytin numéro 2 ak kii bu Diourbel Tanor bu Diourbel ñoom ñëpp ci lañ bokk li ci nekk ci champion kenn mënu ko compter Kara Doole yaawu jaal ñoom ñëpp bokk nañ ci formation kii Jaga Doole Jaga Doole ak Kara Doole yëpp jaar nañ ci macha allah mais tamit lu bees ci mbir mi sànq yaa ngi koy junj dañ doon dégg garde du corps rapproché sérigraphie bi yoon ma dégg agriculture boobu nu muy demee ak kañ lay doon ak ñaata mbër lañ ci war a former agriculture bi xam nga tey le 18 juillet ñi ngi war a def benn lancement wu formation wu 100 lutteurs en sécurité garde du corps rapproché le 19 juillet ci samay wax sànq wax naa ko association FILS tamit ñëw parce que dëgg la tey partenaires yi dañu ñi ngi ñuy jàppale mais ñu ni tamit dañu am volonté wu yenn saa yi bu ñu amee suñu 100 francs suñu 1000 francs suñu 2000 dajale ko tamit jàppale mbëri ci formation yi parce que ñun li suñu yéene mooy fépp fu mbër nekk rek ñu former la léegi nag te mbay tamit mooy avenir u réew la ku ne xam na ne agriculture te du leen yemale rek formation bi du yem rek ci agriculture dina am maraîchage dina am horticulture ci benn formation bi yëpp dañ ko ciy boole te yéene gi ñu am ci 20 lutteurs yi bëgg nañu d'ici le mois d'octobre incha allahu rabi 20 yi ñu formé waat yeneen 50 wala 60 yoo xam ni dañ leen formé waat en agriculture pour wala ni FILS formé wu rek ci sécurité garde du corps rapproché mais ci divers métiers yëpp lañ bëgg former bëgg nañu former agriculture bëgg nañu former aviculture bëgg nañu former aquaculture yooyu noonu yëpp bëgg nañ ko former élevage bi formation garde du corps rapproché bi en général ñaata temps lay durer 10 jours accéléré 10 jours accéléré waaw waaw bu dee agriculture bi moom it 10 jours accéléré la mais boobu ne soxlawul doole xanaa comme non boobu mais nag boobu xam nga ñoom ci tool bi lañ koy defee maanaam ñoom bu ñu defee lancement bi mardi le 19 juillet dès mercredi rek ci tool bi la ñuy dem tool bi ñoom benn école de formation bu nekk benn tool bu nekk Kër Mbay Fall fa lañ leen di dem ñu dem ci tool bi ñu jàngal leen ni ñuy bayee et tout am bu ñu paree tamit ñu dem ci benn école ñu jàngal leen pratique bi xam nga mais ci tool lañ koy defee macha allah 20 lutteurs yooyu yan mbër lañ ci xam waaw 20 lutteurs yooyu tamit macha allah am na ci mbër yu mag yi ci bokk parce que déjà ñi ngi ci tey rek maa ngi ci waxtaan ak ñoom Aliou Ba tam nee na ma am na ay mbër yu mag yu ko ci woo yoo xam ne aussi pour la ne formation dafa am solo woo nañ ko ci mais dañ cee bëgg participer mbër yoo xam ne tey ci région yi lañ bëgg a jóge ay écuries yu nekk Thiès écuries yu nekk Mbour parce que ñoom ambulance Mbour tamit bu Thiès tam yàgg nañ ma wax ni formation mbay seen maa ngi nuyu de passage Pambay bi nga xam ni mooy coordonnateur association taxawu lamb bu Thiès xam naa nii sax après naa ko parce que ñoom yàgg nañu wax tamit ni bëgg nañu mbay mi kon nag ñooñu ñëpp am nañ yaakaar ni incha allahu rabi ci formation agriculture bi ñoom ñëpp dinañ ci ñëw incha allah formation agriculture kon ñu ngi koy xaar le 19 juillet moom mooy lancement bi mu war a am foofu ci arène nationale war a am mairie Padois waaw ba arène nationale le 18 juillet mooy arène nationale ok léegi le 19 juillet mairie Padois 18 juillet kooku tuddee formation 18 juillet promotion bi ñu ngi ko dédié à Modou Fall le directeur de l'emploi moom it tamit ñu ngi koy nuyu parce que Olof Ndiaye dafa ni képp ku la jàppale rek war nga ko rendre hommage da mel ni ci convention état employeur bi liggéey nañ ci ba tey jii nii mooy ci 520 lutteurs yooyu ñu formé il y a 35 jeunes yoo xam ne tey bokk nañu ci convention état employeur bi ba pare il y a presque plus de 100 jeunes yoo xam ni tey am nañu seen liggéey bopp instant bii nii tey FILS il y a plus de 250 jeunes yoo xam ni tey ñi ngi liggéey. kon li ngeen formé daanaka moitié xaaj bi yëpp ñu ngi liggéey parce que yéen da ngeen tudd FILS mooy formation et insertion des lutteurs du Sénégal. donc boo leen formé da nga leen di utal liggéey. mooy insertion bi waaw donc yéen daanaka 500 yi ngeen formé. waaw 250 yi. ku ci nekk yaa ngi sa liggéey bopp yaa ngi sa liggéey di fayeeku weer bu ne. di fayeeku weer bu ne te yéene bi ñu am. mooy FILS dafa taxawal
une agence de sécurité qui s'appelle R&B sécurité nettoiement déménagement agence de sécurité boo xam ni li tax ñu teg ko aussi pour bu ñu former xale yi mën leen recruter agence de sécurité la boo xam ne tey nii Modou Fall def le directeur de l'emploi tey bëgg nañu bépp structure bu nekk état muy le DG du port le DG de l'AIBD ak secteur privé bi ñoom ñëpp tey ñu mën a lëkkaloo ak ñoom liggéey ba xale yi nga xam ne parce que fi ñu jëm mooy bëgg nañu tey plus de 5000 jeunes ñu former leen tey ñooñu buñ leen former aussi dañuy soxla liggéey kon nag ñu ngi def appel pour ñëpp képp ku nekk Sénégal rek yor boîte privée wala état ñu lëkkaloo ak yow ne serait-ce que xale yi liggéey sécurité garde corps rapproché nettoiement déménagement loolu moo tax R&B sécurité taxaw na pour aussi tamit dugal loxoom ci loolu noonu ci kàttan yàlla incha allah macha allah am na solo kooku mooy grand Bamba Mboup waaw yaakaar naa lu ëpp solo ci waxtaan bi wax nañ ko donc xaar leen Lutte TV itam parce que ñun wax dëgg yàlla dañ leen ko annoncé mais dinañ leen ko toppal fexe xool formation bi nu muy demee dinañ fexe teew ci cérémonie de lancement bi war a am le 18 juillet ak bi war a am le 19 juillet waaye bu ñu jógee ci loolu itam di leen fexe toppal leen formation bi ngeen xool mbër yi naka la leen association FILS di leen former ba keroog ñuy jot seen diplôme est-ce que fu may tàggatoo rek yow bàyyi la nga tàggatoo est-ce que tey diplôme bi ngeen di joxe yéen c'est reconnu par l'État diplôme reconnu par l'État la parce que ñun formation bi école de formation moo ñu koy defal tey fi ñu toll nii ñi nga xam ni mooy sécurité garde corps rapproché bi école de formation moom mooy formé ban école la benn école bi mi ngi tudd Imagine opérateur Matar Diop mi nga xam ni mooy directeur Fit Protection International di opérateur bi di moo war a former xale yi Matar képp koo xam ne rek tey professionnel nga Sénégal di garder un ministre wala un DG moom moo la formé kon nag kooku dañ ciy sant yàlla bu wér a wér incha allah agriculture bi aussi tamit benn école bu tudd Africa Verte école de formation la boo xam ne reconnue par l'État moom mooy former xale yi kàttan yàlla incha allah kon maanaam lu professionnel la képp mbër boo xamante ne teew nga ci incha allah am nañ yaakaar ni di nga ci am diplôme boo xamante ne dina la permettre nga liggéey parce que wax dëgg yàlla lamb ji du métier lamb ji passion la lamb ji maanaam ñu ngi koy waxati bëgg moo ci dugal mbër yu bëri mais ñu ci bëri duñ ci tekki ni ñu ko xalaatee donc wax dëgg yàlla tey bu nekkee amuloo métier association FILS mu ngi lay ubbil ay bunt tey association est-ce que formation bi dafa am pay formation bi doo fay dara mbër bi du fay non mbër bi du fay fi ñu toll nii 3FPT bi nga xam ne tey ñoo financé la formation 90% bi la ñu fay 10% bi association FILS moo koy fayal mbër bi da ngi mel ni tey Beuz ñëwoon war a def benn formation ñu war ko fayal 100 000 francs léegi 3FPT comme état da koy fayal 90 000 francs bi association FILS moo koy complété man maanaam daal yéen su ma comprendre doo fay dara da ngay ñëw carte de membre da ngay jënd bu 5 000 francs pare nga ci léegi dañ lay former gratuitement bokk ci association bi former ci gratuitement bu ëpp 100 000 francs 100 000 francs boo xamante non da nga naan bu ëpp 500 000 formation sécurité garde corps rapproché boo demoon di ko fay di nga fay 400 wala 500 000 pour nga am diplôme bi ak carte professionnelle bi donc ngeen fayal ko formation ñu fayal ko formation bi gratuitement utal ko liggéey kooku wax dëgg yàlla suñu borom dimbali nañu formation en agriculture bi tamit boo demoon di ko fay ku ne xam na ni agriculture mbay dafa cher di nga fay ay 400 wala 500 000 mais FILS moo jël ay moyens financer formation bi pour dimbali xale yi am na solo waaw kon nag ñun li ñu tax a jóg rek ñi ngi gën a lancer appel kilifa réew mi ak tamit ñi nga xam ne ñooy secteur privé bi ñun li ñu soxla rek mooy ku ñu gunge ci liggéey bi ndax promouvoir jeunesse bi rek parce que la jeunesse c'est l'avenir d'un pays promouvoir jeunesse bi rek moom moo ñu tax macha allah macha allah am na solo jërëjëf grand Bamba ñu bàyyi la nga tàggatoo waaw ñi ngi sant yàlla bu baax nag di julli ci Seydina Mohamed di sant Serigne Touba mi nga xam ni moom la ñu tuddee di sant suñuy waajur di sant kilifa diine yëpp di leen ñaanal yàlla na leen yàlla yàggal fi loolu te ñu ànd ak wér di ñaan tamit ci réew mi yàlla na fi yàlla wàcce jàmm di nuyu waa axlu làmb yëpp sama xarit sama frère promoteur yi ak ñëpp ñu ngi leen di nuyu tamit waa association FILS mi nga xam ni ñoom laa àndal ci liggéey bi parce que man rek mënuma mais association FILS ku mel ni tey Ndiaga Diarra Thioune mi nga xam ni mooy agent wu Tafatine maa ngi nuyu Tafatine de passage nekk nit koo xam ni wax dëgg yàlla Ndiaga Diarra moom it jàmbaar la di nuyu Ibrahima Ly secrétaire général association FILS Ibrahima Mbaye bëgg fàllu Aliou Ba di nuyoo lutteurs yëpp ma ko teg ci loxo Kona mi nga xam ne mooy seen porte parole wax dëgg yàlla ñoom ñoo ànd ak man di ma jàppale bu wér di nuyu aussi sama sëriñ sëñ Abdou Karim mu sëñ Fallou mi nga xam ni tey bi association bi taxawee ni ma koy waxee toujours moo ma ci njëkk dooleel kon nag ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di nuyu sama kóllëre yi ku mel ni sëñ Khadim Mbacke ak ñëpp daal ak famille bi sama maam Cheikh Ibrahima Mboup maa ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ak samay wajur di nuyu bu baax partenaires yi ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu Beuz aussi ma lay remercier parce que tamit Olof Ndiaye dafa ni nit bu fekkee ni mi ngi tegu ci yoon da nga koy ñaanal
parce que waxuma la man mais yow képp koo xam ne rek acteur kii nga acteur de développement la yaa ngi koy seet ni nga koy jàppale kon nag ñu ngi lay ñaan yàlla na yàlla taxaw jërëjëf grand Bamba na ko kilifa réew mi jàppale na ko kilifa yu nekk ci réew mi jàppale na ko ëxlu làmb jàppale parce que association FILS dafa nekk formation et insertion des lutteurs du Sénégal nekkul formation et insertion des jeunes du Sénégal nekk formation et insertion des populations sénégalaises non dafa nekk formation et insertion des lutteurs donc làmb la ko dara jaale na ko monde làmb jàppale mbëri mag yi nañ ko jàppale kilifa yi ci CNG bi nañ ko jàppale kilifa ministère des sports yi nañ ko jàppale parce que wax dëgg yàlla mu ngi gëstu ñi nga xamante ne ñoom ñooy mbër yi di leen utal di leen utal xëy di leen utal métier donc ñii ñu war a jàpp ñu jar a jàppale leen jërëjëf. salaamaaleykum Sénégal man la Tapha Tine. man Mouhamadou Seye Alliance Bébé Saloum. association FILS ak 3FPT. formation et de l'insertion des lutteurs du Sénégal. 100 lutteurs la dañuy defal formation. ñu ngi appel ñëpp ci promotion bi am 18 juillet. à 9h bu ko kenn tardé. fële ca arène nationale. ku ñëw foofu man maa lay dalal parce que foofu sama buntu kër la. ñu ngi ko dara jaale directeur de emploi. Modou Fall. mais aussi 20 lutteurs ci lan ci agriculture. Bamba Mboup jaaraama parce que moo fekk ndaw yi ci ruq bi génn leen utal leen formation. ah waa fils de Winston fa tàll pin fa tàll pax pax.